jërë ngeen jëf mbokki internet sans limite sen.com daleen ak jàmm ci seeni xibaar yu bëccëg neestul dañu digtal leen li gën a fës ci xibaar yi. Coronavirus fii ci Sénégal encore 89 nouveaux cas la ñu am dont 86 cas contacts suivis ak 3 cas communautaires réewum Sénégal nag enregistré na itam tey ci altine bi fukkeelu ko décembre ci Covid 19 bi ca hôpital Fann. Professeur Seydi ñëwaat na ci moyens de protection contre le Covid 19 moom nag li mu digle mooy suñu solee ay masque nañu ci boole ay gille maanaam ay lunettes dañuy desandi ba tey ak professeur Seydi ndax wax na ni ci traitement Covid 19 bi ak Artemia moom nag wax na ni en tant que médecin du ko jëfandikoo ngir fàcc. Et puis affaire Iran Ndao waaraatekat bi nga xamante ni Sen TV la nekk wax na wuy ji sûreté urbaine tey ci altine bi itam Bouba Ndour ak Birane Ndour dinañu wuy ji gendarmerie tey ci altine bi ndax coow li jiboon na ci émission célébrité et religion. mbokki internet yi comme ni ñu ko waxee rek ci njëlbeen ba dañuy tàmbali xibaar yi ak mbiri coronavirus fii ci Sénégal 89 nouveaux cas yu yees la ñu am tey ci altine bi ñeenti fan ci weeru mai donc 86 cas contacts suivis 3 cas communautaires Médina am ci ñaar Mbour am ci benn 43 yu amee tan 6 cas graves fële ci hôpital Fann ak principal donc à ce jour 1271 cas la ñu déclaré positif dont 415 cas guéris 10 morts benn bi ñu évacué ak 845 patients sous traitement. xibaar bi mu ngi baaxee tey ci suba ci altine bi Sénégal enregistré na nag 10e moram lié au coronavirus ab waay la bu tolloon ci juróom fukki at ak juróom ñett bi nga xamante ne dañ koy interné woon fële ci hôpital Fann bu Ndakaaru. Professeur Seydi ñëwoon na ci moyens de protection yi contre le Covid 19 moom nag li mu digle mooy suñu solee ay masque rek nañu ci boole ay gille ndax moom jàpp ne su nit solee masque pour protéger wu daf cee war a teg li nga xamante ne ay lunettes au cas échéant moom kat du mën a protéger boppam le pourquoi nag wax na ni tout comme li nga xamante ne moom mooy bakkan yi virus bi mën na jaar ci ay gët pour atteindre li nga xamante ne moom mooy suñu yaram su weesoo loolu nag moom professeur Seydi ñëwaat na ci faible taux de guérison bi nga xamante ne moom la ñu saytu jamono ji moom nag li ci xalaatam rek mooy taux de guérison bi musul faible ndax c'est tout à fait normal que bu ñu amee ay cas yu augmenté taux de guérison bi daal di xaw a wàññeeku waaye nag mu ngi dalal xelu nit ñi rek tey wax ne dinañ gis ci jours yi nga xamante ne ni moom la ñu jëm beaucoup plus de cas guéris. dañu desandi ba tey ak yéen ci mbiru professeur Seydi ndax wax na ne ci traitement Covid 19 ak Artemia moom nag en tant que médecin du ko jëfandikoo moom nag ay layam rek mooy que ni li nga xamante ne moom mooy Artemisia day agir ci yenn ci ay virus mais wóorugu ko ne day agir ci li nga xamante ne moom mooy coronavirus. kii di chef du service des maladies infectieuses bu hôpital Fann li mu jàpp rek mooy que ne am na ay préalables yoo xamante ne nii ils ne sont pas encore acquis pour ñu mën a jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy Artemisia dans son protocole donc moom li mu jàpp rek mooy en tant que chercheur garab boobu nga xamante ne moom mooy Artemisia il faut rek ñu yóbbu ko fële ca laboratoire bi saytu ndax mën na agir chez l'être humain avant que muy jël benn décision donc ci wàllu ko Artemisia boobu amu ci élément yi nga xamante ne ni moom la war a dajale pour pouvoir utiliser li nga xamante ne moom mooy garab boobu ndax pour moom daf cee war a def ay études ak des tests réalisés sur des êtres humains comme ni mu defoon ak l'hydroxychloroquine bi ak azithromycine bi pour pouvoir nag utiliser li nga xamante ne moom mooy Artemisia pour traiter ñi nga xam ne ñoo amee jàngoro yu coronavirus. Et puis à Touba le commandant de la gendarmerie la ñu teg loxo moom nag li ñu ko toppee rek mooy que ni dafa doon yombalal ay nit ñuy dem ak dikk te boo seetee loolu nag c'est une violation flagrante des mesures d'interdiction du trafic interurbain ci ànduk xeex bi nga xamante ne moom la ñu taxawal contre la propagation du coronavirus. ndogal loolu nag ki ko joxe moom mooy le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire le général de division Jean-Baptiste Tine.
ñu fàttali rek ni ci ay bés yu weesu ab gendarme bu nekk en poste au niveau du péage de Touba la ñu teg loxo ndax kat da doon jàllale ay nit ñu nekk ay passagers clandestins moyennant ab versement wu commission. Divorce kii di Femme Thioune nekk animatrice fële ca Télé Futurs Médias ak borom këram woon di Matar Seck mu ngi wéyal di jur ay coow ginnaaw nag ba mu joteek borom këram fële ca France nekkoon fi nga xamante ne foofu la ñuy dund ci la décidé rek daal di dakkal sëy boobu noonu rek tey di annoncé divorce sama fii la ci Dakar site yu bëri nag daal di koy reprendre daal def information bi seen chou gras waaye nag ñu ngi ñu yëgal ne am na beneen xibaar boo xamante ne moom lañ ñu baaxee te mooy que rek il paraîtrait que Femme Thioune dafa nekk en état de grossesse de 3 mois te ñu fàttali rek ne kii di Femme Thioune ak borom këram di wuyu ci turu Matar Seck jot nañoo am lu toll ko fukki ati mariage. Et puis ci wàllu culture artiste comédien bi di Baye Eli la ab AVC daal sonal accident vasculaire cérébral boobu nag mu ngi ko dal ginnaaw ba mu jugee ab tournage ci ay fan yu ñu génn. Ministère de la culture nag ginnaaw ba mu yégee xibaar boobule la ko rek daal di envoyé ay xaalis lu toll ci 500 000 francs ci suñuy dërëm ngir dimbaliyeeku ko waaye kii itam di première dame Sénégal Marème Faye Sall itam daal di rek def ci ab contribution daal di koy envoyé xaalis d'une valeur de 1 million de francs CFA. di ko ñaanal rek moom artiste comédien bi la di Baye Eli yàlla fëgg boppam mu rek daal di amee tan. Et puis affaire Iran Ndao waaraatekat bi nekk ci Sen TV war na wuy ji sûreté urbaine tey ci altine bi moom nag li ñu ko toppee rek mooy que c'est pour une plainte pour escroquerie et abus de confiance ki nga xamante ne nag moom moo déposé plainte bi nekk plaignant bi moom nag convoqué guñu ko waaye li mu toppee waaraatekat bi la di Iran Ndao mooy que ni dafa teg loxo ci lu tollook ay millions yi nga xamante ne dañ ko dajale woon waroon koo fayee nag ay frais médicaux ci benn ci ay jegeñaaleem. Iran Ndao nag ginnaaw jiñ yi nga xamante ne moom la ñu teg ci ndoddam moom li mu wax rek mooy que ne loolu yëpp dara amu ci donc ñu xaarandi rek lal élément enquête bi di définir. itam Bouba Ndour ak Birane Ndour dinañu wuyu ji gendarmerie tey ci altine bi ndax coow li jiboon na ci émission célébrité et religion. ginnaaw nag ba ñu audité ki nga xamante ne moom mooy Yaa Awa nekk animatrice émission boobile Birane Ndour nekk directeur général groupe Futurs Médias ak Bouba Ndour nekk directeur des programmes di leen jàkkaarloo ak enquêteur de la brigade de Faidherbe ba tey ci altine bi ñeent fukki fan ci weeru mars. ñu fàttali rek ne kii patron wu 2STV di wuyu turu El Hadji Ndiaye moom moo déposé woon plainte bile daal di rek visé ki nga xamante ne moom mooy Yaa Awa nekk animatrice bi ak directeur des programmes de la TFM ak Am Kouyaté nekk caméraman bi nga xamante ne ni moom moo wax ne moom émission bile. Cheikh Modou Kara Mbacké dina yàbbi ci mbas mi di coronavirus moom nag li mu jàpp rek mooy que ni virus boobu nekkul benn yoon lii di châtiment divin donc li mu jàpp rek mooy que ni nit ki noppam moom moo defar virus bële ci ab laboratoire te scientifique yi dëgg xam nañu loolu donc moom nag li mu jàpp rek mooy que ni dañoo taxawal ab complot ci Covid 19 bi lee tey laaj rek ñu libéré mentalement li nga xamante ne moom mooy peuple sénégalais ndax kat exagération autour de la gestion pandémie bi bëri na lool. munte ñàkk ndax itam lu am lu nekk rek am na lu ko waral am na lu tax mu am li may wax dama ko xam gëm ko virus bi ci boppam doonul balaa bu yàlla wàcce direct mu ñëw ci ñun fabrication la dañ ko fabriqué ñi nga xamante ne bii ñoo ko fabriqué ci laboratoire bi ñu ko fabriqué scientifique yi ñëpp xam nañ ko ku ci dëggu rek xam nga laboratoire bi ñu ko fabriqué man nag ci ni may xamee ñi ko seq ñett ñi ci jiitu dama xam seeni tur fenn foo xam ne du ma fa bëggee egg ndax du ñu nekk fii nekk ay sénégalais yore état yore chef ci état bi chef bi ma am lu ma seq ak moom am ay révélation yoo xam ne su ma ko defee xañ ne mu am lu mu gàllankoor ci politique am loolu du ma ko def loolu la waaye li ma xam dafa bari waaw virus bi avant muy xew ci àdduna bi fekk na nit ñi faatu waaw te kenn mënut a dëggal nii nañu koy waxe naan nangam faatu na ci xamuñu ba xam nangam yooyu ñoo ca faatu wala déet loolu la ay milliers yi ñuy wax naan faatu nañ ca bu dee ci grande puissance yi bu dee réew yu mag yi
ña cee faatu nombre bu ne toll maanaam ba feebar bi xewagul itam daana faatu ci réew yi loolu la ñu bëgg nit ñi xam ko te ñu libéré nit ñi mentalement waaw ndax ñuy angoissé ak dëgg la ñëpp duñu angoissé ñëpp duñu stressé gaa sama classe gi duñu angoissé duñu stressé waaye loolu du ñëpp faw ñu libéré nit ñi dugal ci yërmande